alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sayidina muhammadin sayidil awwalina wal axirin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. saadat al iman wa duyufa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama, ahlan wa marhaban bikum. نتشرف بتزين هذه الجلسة الافتتاحية للندوة العلمية السنوية المقامة على شرف مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بحضور وكيل الدعد سيدي شيخ محمد الأمين إبراهيم نياس رضي الله عنه وأرضاه. ولقد حضر إلى جانبه رئيس جمعية أنصار الدين سيدي شيخ محمد المنحمنا ابن شيخ الإسلام الحاج إبراهيم نياس، وإلى جانبهما المتحدث الرسمي شيخ محمد الماهي علي سيسي، وبجانبهم رئيس لجنة المحاضرات سيدي شيخ دكتور أحمد بكار نيان، وأخيه الشيخ أبو بكر نيان، وكلهم نرحب بهم على هذه التاويلة المباركة. موضوع هذه الجلسة الافتتاحية هو أساليب الدعوة الإسلامية ونتائجها عند الشيخ إبراهيم نياس رضي الله عنه وأرضاه. ضيف شرف الجلسة هو سماحة الشيخ محمد الأمين الذي تزينت هذه الجلسة بحضوره والحمد لله، ورئيس الجلسة سيد الشيخ محمد القريشي إبراهيم نياس نتوقع حضوره في أي لحظة. ونفتتح الجلسة بآية من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا أخونا سيد مالك صو، فليتفضل مشكورا بآيات تبتدئ من قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فليتفضل الأخ مالك صو بقراءة هذه الآيات المباركات. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في
الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا صدق الله العظيم الفاتحة. jërëjëf suñu mbokk Seyd Malick Sow ci alquran ju fasaha jooju. mbokk yi ñi ngi gannaaw bu ñu tattagalee Cheikh Mouhamadul Amin Ibrahima Niass nga xam ne moo taaral jotaay bi ci ubbi ko muy deuxième numéro bi nga xam ne mooy symposium bi ñuy def fii ci Medina Baye ngir waajalee ko gàmmu international bu Medina Baye. ren nag thème bi nga xam ne moom la ñu jël mooy appel islamique bu Cheikh Ibrahim Niass méthode am ak li nga xam ne nii moo nekk ay résultat am yenn yoon la Cheikh l'Islam Alaaji Ibrahima Niass jaaroon ci ooteem ci yoonu yàlla ak yenn résultat ci la ci agsi moom la ci am moo nekk thème ren bi. li ñuy njëkkee mooy jox suñu kilifa suñu sëriñ saahibu samaha Seydi Cheikh Mouhamadul Amin Ibrahim Niass mu ubbi jotaay bi ñaanal ñu ewi ko moom mu dellu ci ay yitteem su paree danañu jox Seydi Alioune Alaaji Abdoulaye Niass mu def li nga xam ne mooy mot de bienvenue tatagal mbokk yi su paree am nañu leçon boo xam ne moo nekk leçon inaugurale bi ki nga xam ne moo koy jàng mooy suñu mbokk docteur Ahmad Boucar Niang mi ngi koy jàng ci mafhumul umma fil manhajil fikri li Cheikh Ibrahima Niass i'tibaratun nazariya wa ahdafun ilmiya lii moo nekk li nga xam ne nii moom mooy kalimaat yi bu ñu paree nag ki nga xam ne moom mooy almutahaddis rasmi muy le porte-parole dina jël kaddu su paree dinañu jox président Ansaaru Diin loolu mooy li nga xam ne nii moom mooy kalimaat yi waaye ci nu mu gën a gaawee ñu jox suñu sëriñ fadilatu Cheikh Mouhamadul Amin Ibrahima Niass mu ñaanal ñu ubbi joxe ay kàddoom ñu commencé jotaay bi. alhamdulillahi alladi bi ni'matihi tatimmu salihat wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin xayri maadin wa xayri aat wa ala alihi wa saxaabatihi alxurri almayamin wa ala altaabiciin wa taabicihim bi ixsaanin ila yawmi ddin amma baadu fa inna nuxayyi fi hadihi aljilsa مولانا الشيخ إبراهيم الذي هو أس كل شيء
وعموده الفقري سيدنا الذي ما دعا إلى غير الله تبارك وتعالى والأمة كل قصدي فيهم أن أسوقهم إلى حضرة البر الرحيم إلهنا. إخوتي في الله، في هذه الأمسية وأنتم تبدأون هذه الندوة أشجعكم وأشد إزركم وأقول لكم إلى الأمام، كما كان يقول لنا الشيخ فضيلة الشيخ الحاج عبد الله النياس: إلى الأمام إلى الأمام، فالطريق ما زال شاقا وصعبا ومريرا وطويلا. فنحن أيضا نقول لكم الطريق ما زال صعبا وشاقا ومريرا. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي علمنا القرآن، لأنه هو الذي جاء به من عند الله تبارك وتعالى، الذي اهتدينا بهديه واستنرنا بنوره واقتفينا بهديه فصرنا بذلك خير أمة أخرجت للناس. هذه الندوة تتكلم عن مكانة الشيخ إبراهيم ومذاهبه العملية، كما قال: أروم رضا الباري لنصرة دينه وأبرز للجيل الجديد مثالا ضعيف حليل عليل شائب متحمس لينصر دينا لا يريد قتالا. إخواني، في بداية هذه الندوة نحيي خليفة الشيخ إبراهيم الشيخ محمد الماحي إبراهيم النياس، ونستمد منه المدد والدعاء حتى تكون المسيرة على أفضل السبل التي توصل إلى الأهداف الغالية التي كانت للشيخ إبراهيم. لا أطيل عليكم لأنكم تعلمون مثلي أو أفضل مني أن الشيخ إبراهيم لا يقاس بأحد، لأنه هو الشمس، كما قال الشيخ محمد الحافظ التجاني لما جاء الشيخ إلى القاهرة وجاء يزور المغربلين ويزور زاويته، لما تكلم عن الشيخ في النهاية قال باختصار: هذا هو شيخ العصر. باختصار هذا هو شيخ العصر. فالشيخ إبراهيم حقا هو شيخ العصر، فلا تجد بلدا إلا وينبض فيه أحباب الشيخ إبراهيم، من كولخ إلى أمريكا، إلى ترينيداد وتوباغو، إلى أوروبا وأمريكا والقارة كلها. فالشيخ إبراهيم كالشمس أو هو شمس في وضح النهار. فلنتدارس دائما حياته لكي نزداد مددا وشجاعة في الإقدام على تتبع خطاه، لأنه خطاه هو خطى رسول الله، لأنه يقول: إذا سار خير الناس سرت وراءه وإن حل يوما فالمسير بعيد. وهو أيضا دائما يسير على خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أطيل عليكم أيها الإخوة، لأنكم تعرفون أكثر مني أن الشيخ إبراهيم عجاب. الشيخ إبراهيم ما أعظمه من قائد لا يفرق بين الصغير والكبير.
كان أحد يقول من ضمن شهاداته للشيخ إبراهيم أنه ما كان بينه وبين أحد حجاب عمر، الصغير قبل الكبير والكبير بعد الصغير، كل شيخ إبراهيم يعامله معاملة يستحق يشعر به أنه هو المدد وهو الممد، وهو ذلك الذي كان ولا يزال بطل العالم إن شاء الله تعالى. فإلى الأمام فسيروا على بركة الله واقدموا على هذا العمل، والله تبارك وتعالى يوفقكم لما فيه خير الدنيا وخير الآخرة، إنه نعم المولى ونعم النصير. وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Cheikh Mouhamadul Amin lañ doon déglu noonu ci ñaan yu am solo yooyu ak ndenkaane yu am solo yooyu ak fàttali gim fàttali Mawlana Cheikh al-Islam Alaaji Ibrahima Niass radiyallahu anhu wa ardaahu ak liggéeyam ci biir lislaam ci oote yonent yàlla Muhammad boobu sallallahu alayhi wa sallama. dañuy oo léegi suñu mbokk Serigne Aliyun ibnu Cheikh Alhaaji Abdullahi Niass radiyallahu anhum jamian mu joxe kalimatu tarxib bi ismi lajnati allajna alilmiya wa lajnati almuhadarat, falyatafaddal mashkuran. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل في محكم تنزيله المستحيل في حقه التبديل والتزوير: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وقال جل من قائل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. والصلاة والسلام على الرسول الأعظم من خوطب بإنك وإنك لعلى خلق عظيم سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. وبعد، سادة الحضور، ضيوف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أتوا من كل فج عميق إلى هذه الحضرة الإبراهيمية، حضرة حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سادة الأجلاء، استمنح من سماحتكم الإذن في الترحيب بكم كل الترحيب باسم الخليفة الموقر الشيخ محمد الماحي بن الشيخ إبراهيم حفظه الله ورعاه في صحة وعافية وأمد في عمره المبارك
وزاده بسطة في العلم والجسم. ونعبر لكم عن الشكر الخالص والتقدير التام لما تجشمتم من مشاق السفر والعقبات الكثيرة احتفاء بقائدكم الأعلى، الباب المفتوح لكل من يريد الولوج إلى حضرة الحبيب المصطفى الشيخ إبراهيم رضي الله عنه، واحتفالا بهذا الحدث العظيم، ذكرى مولد رسول الله، ذكرى مولد من أرسله الله رحمة للعالمين، فكانت بعثته والكتاب الذي أنزل إليه من رب العالمين آخر الرسالات الخالدة، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. سادة الحضور الكرام، إننا نحتفل اليوم هذا الحدث العظيم في ظروف عصيبة، حيث يواجه فيها العالم كله جائحة كورونا وتبعاتها الوخيمة صحة واقتصادا على المجتمع البشري. كما ألفت انتباه سادتكم بأن هذه الذكرى تأتي بعد فترة وجيزة من فقدان الحضرة بعضا من دعائمها وركائزها الأساسية، حيث انتقلت إلى رحمة الله السيدة البارة التقية والطيبة الطاهرة الشيخ فاطمة الزهراء الصالحة والحافظة لكتاب الله والمدارس لها رضي الله عنها رضا تاما. ثم ما لبث أن لحق بها بعد أيام معدودات الخليفة الأعظم ذو الأخلاق العظيمة والهمم العالية الشيخ أحمد التيجاني بن الشيخ إبراهيم، بعد عمر طيب مبارك حافل وحالفته العناية الربانية في تحقيق أكبر إنجازات عظيمة، وكان ضحى بالنفس والنفيس وكرس حياته كلها خدمة للحضرة الإبراهيمية، فكان خير خلف لخير سلف، فجزاه الله عن الحضرة كل خير. فبينما كانت الحضرة تستلهم الصبر والسلوان وتلملم جراحها لما حل بها من عظيم المصاب، فإذا المنية تودي بالشيخ محمد المختار ابن الشيخ إبراهيم ورجال عظام آخرين ممن كانوا عونا ومفخرة للحضرة، كالشيخ محمد ابن الشيخ التيجاني ابن الحاج عبد الله الكبير، الذي تربى على يديه جم غفير من الشباب، وشرح الله به صدورهم للإيمان، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان فاستقاموا على الطريقة. وكذلك المقدم الشيخ الفاني حق الفناء في الله في محبة الشيخ عبد الله بلان المعروف بعبد برهام، فلا زالت شآبيب الرحمة رحمتي عليهم هاطلة إلى الأبد. ولله در الشيخ حيث يقول في رحلتي الكناكرية: وقلت يا رحيم يا كريم يا بر يا لطيف يا عليم، ترجعني إلى مدينة سالما مركز سر الختم ثم غانما، وتجبر الكسر بها فإنها قد فقدت عامي بدور عندها، يا رب فلا تذرها خاوية ولتكسرا خيرها. أيها الحضور، فإني أسترعي انتباهكم العالي إلى أهمية الموضوع الذي اخترناه للبحث والنقاش هذه السنة، وهو منهج الشيخ رضي الله عنه
في الدعوة إلى الله ونتائجه فهو منهج مبني على الكتاب والسنة، وهو الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. ولا شك أن أهمية هذا الموضوع لتكمن في أن الإسلام اختطف في هذه الآونة الأخيرة من قبل بعض التيارات المتطرفة تقترف أبشع الجرائم باسم هذا الدين الحنيف، فنفرت عنه الناس وأعطت ذريعة لكل من سولت له نفسه الخبيثة مهاجمة الإسلام بلا هوادة، كما يحدث اليوم في بلدان أوروبا وبخاصة فرنسا كما نشهده، وهي هجمة شرسة تقودها الحكومة الفرنسية على الإسلام والجالية الإسلامية الكبيرة التي تعيش فيها. كما أنني لأغتنم الفرصة هذه لأعبر الشكر الخالص لجميع من قبلوا دعوة المشاركة وتحمل كثير منهم تكاليف سفرهم وأتوا من مختلف البلدان والخارات رغم قساوة الظروف الصحية والاقتصادية للمشاركة في هذه الندوة. وأدعو الله للجميع بالدوام التوفيق، ويتقبل الله من الجميع صوالح الأعمال إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكل عام وأنتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. shukran jërëjëf Seydi. waaw man damay gàttal rek ci baat yu gàtt ci wolof, ci gannaaw buñ ñëw ñi ngi tatagal gan yépp ñi nga xam ne ñëw nañ fii nii ngir maanaam teewee jotaay bi ñu koy def ci ooteeg Cheikh Ibrahim jëmee nit ñi ci yàlla, yan jumtukaay la ci doon jëfandikoo ak bam tàmbalee hooteem bi te mooy vers 1939 ba léegi mbir mi maanaam daawa bu fan la toll. loolu mooy kii bi ma ne nag ñi ngi feetal ñi ngi daje bi gannaaw boo xamee ne ci jamono bu yàggu dara Medina ñàkk na ponk yu mag ci ponkam yi, muy dem ak Sayida Fatimatu Zahra binti Mawlana Cheikh Ibrahim, muy nekkoon soxna su baax su ragal yàlla su laab ku taqoo jàng alquran. li ñuy wax nii nag luñ xam la ci moom parce que ñoo dund ak moom, dañoo dund xàmmee ko rek gis ko waxtu bu nekk mi ngi taaj kaamilam di jàng. looloo tax ñuy def seede yi, muy nit koo xam ne xam naa ne ñëpp xam nañ ko, waaye lii den la ci jukkoom yi biñ nekkee ci di jànkuwanteeg ñàkk loolu demam ak méttit yi nga xam ne moom lañ ci dund, far xalifa Mawlana Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu moom itam jugee fii, ñu ne noo déet Cheikh Mouhamadul Mukhtar ibn Cheikh Ibrahim jugee fii. gannaaw gi itam ñàkk nañ fi ay bidu yu mag yu mel ni suñ bàyyi Modou Niass ibnu maam Cheikh Tidiane ibnu alxaaji Abdullah mi nga xam ne ay téeméer ci ndaw yi Sénégal yi ci loxoom lañ yaroo, mu def seen dënn bi sopp yàlla buggu yàlla tegu ci yoonu njub. ñu yàlla na ko yàlla na yàlla yokku leeram te wattu gannaawam barkeel njabootam. jamono jooju itam ci lañ ñàkk kenn ci muqaddam yi muy Cheikh Abdou Wilane miñ gën a xamee ci Abdou Barham, yàlla na ko yàlla yërëm te wutu ko moom itam ci njabootam. ma ne Baye wax na ne bi mu nekkee ci Rihla Konakri toog na ci jamono jooju itam Medina dafa ñàkkoon ci ponkam yi ponk yi nga xam ne ñoo sampoon Medina. bi Baye nekkee ci tukki moom daf cee ñàkk ñu bëri ku mel ni Alxaaj Ma Abdou ba Baye di ñaan naan wa tajbur yàlla nga jàng alkasra damm ba biha ci Madina fa innaha naka moom qad fuqidat ñàkkeef na aami ci xat mi budurun ay weer indaha fa moom rabbi
yow borom bu màgg bi yaa rabbi yow borom tur yu sell yeeg tur melo yu màgg yi borom tur yu màgg yeeg melo yu sell yi fala tazarha yàlla bul bàyyi moom dëkk boobu muy Medina xaawiyatan muy aju wéet wal tuksiran yàlla nga bëril xayraha aw him ma ne itam maa ngi fàttali que ne sujet bi nga xam ne moom lañ tànn pour waxtaanee ko ren mooy wax ci xooteeg Baay jëmale nit ñi ci yàlla ak xoote boobu lan la jur ci ay njëriñ ma ne xoote boobu oote la boo xam ne nag ñi ngi ko samp ci alquran ak sunna muy oote boo xam ne itam dafay fàttali nit ñi ne ooteel jëm ci yàlla ànd ak waat nit ñi ak amee melow rafet te itam booy dàggi santeeg nit ñi dàggeel santeeg nit ñi ci waxtu wax ju gën a rafet maa ngi eesal suma ngërmaane ci ñi nga xam ne uyu nañ suñu oote bii nii ngir ñëw participer te ñi gën a bëri ci ñi nga xam ne ñoo ci participer ñoo toggoo coonoog lépp lu dépense lépp loo xam ne seen teew laaj na ko ñoom ñoo ko toggoo fa jazaahumullahu anna kulla xayrin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu jërëjëf président Serigne Alioune Niass doomu Alhaji Abdoulaye Niass très rapidement dañuy jox président jamiyat Ansari Din di cheikh Mouhamadul Munhamina ibnu cheikh l'islam Alhaji Ibrahima Niass nekk di rakk ci xalifa bi Seydi Samahatul Xalifa cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahima Niass ñëw na teewal fii mbooleem branche yi nga xam ne ñu ngi tënku ci jamiyatu Ansaru Din nga xam ne ñoo organisé symposium bu mag bii nga xam ne mi ngi ko dénk ñaari commission mooy commission bi nga xam ne docteur Ahmed Boucar Niang moo ko jiite mooy commission des conférences ak bii nga xam ne Serigne Alioune Niass mi doon présenté léegi dalal gan ñi moom moo ko jiite muy commission bi nga xam ne moo amee scientifique bon dañuy jox samahatu cheikh raïs jamiyat Ansar Din cheikh Mouhamadul Munhamina falyatafaddal mashkuran. bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa ala tabiin wa tabiihim bi ihsaan ila yawmi ddin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli yaqulu llahu tabaraka wa taala yaa ayyuha allazina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli ida daakum lima yuxyikum wa qaala taala wa man kaana mayitan fa axyanaahu wa jaalnaa lahu nuuran yamshi bihi fi nnaasi kama mathaluhu fi zulumaati laysa bi xaarijin minha. mbokk yi daanaka ni jotaay bi tëddee te Serigne Aliou comme niñ ko xamee ci moom ci éloquence am ni mu jàngee discours bi ak ni mu ko talxisee ni mu ko tënkee daanaka foofu rek laay jaaraat te pour gàttal wax ji Cheikh Mahi mi ngi nii toog naati xaras mi war nañ ko jox kalima mu wax. yaakaar naa ne kon li ñuy def rek mooy comme ñiy jël ci télévision bi yëpp Sénégal ñu ci ëpp dégguñu olof moo tax ñu bëgg koo tënk rek ci baat yu gàtt baatu ngërmande lay doon. d'abord man damay commencer ci gërëm Cheikh Ahmed Boucar mii nga xam ne biñ xalaatee xalaat bii wala sax dañuy wax ne moom moo ko xalaat moom moo xalaat ne gàmmu Madina ni mu toll ak niñ koy seetaanee ci àddina bi ak ñii ñëw ñëpp niñ toll ak mbooleem taalibe Baay yi nga xam ne ñooy ñëw te ñëpp mënuñoo gàmmu gi kenn rek moo koy gàmmu rafet na ñu def benn jotaayu xam-xam boo xam danañ permettre ñu jógee Amérique jógee France jógee Angleterre jógee Nigeria jógee fu nekk ñoom it ñu wax niñ déggee Baay nan la parce que ñunu neen suñuy wax Baay dafay mel ni suñ Baay la rek waaye nag ñi ci biti nga xam ne ñoom dara boole woon ak Baay lu may njëriñ liñ gis ci Baay ak xam giñ ko xam liñ gis ci moom moo tax ñu ñëw ñooñu it bu ñu waxee dana tax yëf yi gën a leer gën a yaatu loolu moo taxoon bi mu ko xalaatee rek ñu daal di ko rafetlu ci turu présenté ma ko en tant que président Ansaruddin ma ne ko lii moom amul sax ñu xalaat
suba ak ngoon dañ koy dal di dugg rek dal di ko appliquer daaw bi ñu koy commencé daanaka ci une semaine lañ ko préparé ñu ne désormais loolu nag dafay nekk loo xam ne at mu jot dañ koy def daaw bi ñu ko defee jot nañ écho yi gis nañ fu nekk ci àddina bi ñu wan ñu ne ñu dëgg xam-xam bu yëkkatikoo noonu ak niveau boobu loolu noonu vraiment rare na moo tax ñu rafetlu ko dem tàggu xalifa bi mu jox ñu ci ndigal ñu jox ko ñu ak moom ñi nga xam ne ñoo koy liggéeyal ñooy liggéey ak moom ñëpp Serigne Aliou mii ngeen xam Cheikh Babacar Niang ak Cheikh mu Alhaji Barham Baye Thiam ak ñoom Inaya ñoom maanaam bu ma fi nekkee di tudd te damaa wax ne damay gàttal dafay indi problème mais loolu lii mooy li nga xam ne moom mooy idée bi ñu def ko pour lal taayalee ko gàmmu gi lay taayalee ko gàmmu gi yëngal appétit nit ñi préparer leen ba ñëpp seen xol yi aju ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam aju ci Baye bu ko defee nag kii gàmmu bu ñëwee lu mu wax rek mu dugg ci xol yi loolu moo doonoon kii bi ñu ngi gërëm ñëpp di gërëm ñi nga xam ne ñoo jugee ci àddina bi fu nekk ay taalibe ak ay borom xam-xam yoo xam ne bi ñu leen ko waxee dañ ne soxlawu ñu daggal leen billet ñoom ñooy daggal seen bopp billet ñëw dal fi pour joxe seen xam-xam pour wax nit ñi ne leen Baye ngi nii njëriñ la loo xam ne bu ko àddina bi yëpp xamoon jàppee ko ni ñu ko war a jàppee kon solution la pour mboolem àddina bi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh jërëjëf président jamiyat ansar din muy Cheikh Mahamadul Munhamid na Ibrahim Niass gis nañu ni mu tënkee kàddoom surtout li mu wax ne lii lay tay la loo xam ne dafa méngoog caabi juy ubbi xol yi bunti xol yi ba nga xam ne bu ñu àggee ci gàmmu gi rek sëriñ si lu ñu wax rek mu àgg ci xoli nit ñi alhamdulilah jazakumullahu xayran monsieur le président dañuy jàll bon ci ki nga xam ne mooy président commission conférence muy sëriñ Ahmad Boucar docteur Ahmad Boucar Niang nga xam ne lii di liggéey bi sëriñ bi moo ko feddilil muy alxalifa Seydi Cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahim Niass ngir yaakaar ju mu am ci dundal xam-xam ci biir ci Medina Baye yaakaar gu mu am ci orienté waat ndaw ñi waaye surtout jox leen ay responsabilité alhamdulillah alladi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana allah wassalatu wassalamu ala sayidina muhammadin al-fatih al-khatim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka anta al-alim al-hakim ya himmat al-shaykh ihduri lana bi hada al-mahdari walta'tifi bi nadratin ta'ti lana bi dhafari. Louange à Allah qui a dit dans son livre sacré kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Que la grâce d'Allah soit sur le meilleur des mondes, à propos duquel disait notre maître Mawlana Cheikh Ibrahim dans son dernier recueil Sayrul Qalb fa innaka khayrun nasi min khayri ummatin ila khayri mawlan qad da'awta mu'ammima. Tu es le meilleur des hommes, de la meilleure communauté, envoyé comme émissaire du Seigneur véritable d'une universelle mission investie. Qu'un tel salut embrasse ses compagnons et sa sainte famille. Honorable hôte du bien-aimé du messager d'Allah, distingués chouyours et savants de l'islam, que la paix de l'islam soit sur vous tous. Bienvenue à ce symposium de la Jamiyat Ansar-ud-Din dont la leçon inaugurale s'intitule la notion de Ummah dans la pensée de Cheikh Ibrahim Niass, considération théorique et visée pragmatique. Vous savez que la Ummah islamique célèbre cette année son 1442e anniversaire. Une année d'épreuve certes, mais qui doit beaucoup nous inspirer sur comment mieux huiler les leviers de la solidarité et de la fraternité islamique, seul gage d'unité pour notre communauté. Ou bien l'occupation. Par contre, la communauté islamique, la Ummah,
n'est pas fondée sur il enjoint aux savants musulmans le prosélytisme à l'appel islamique. Et c'est un tel sacerdoce qui a fait de la Oumma la meilleure communauté jamais donnée à l'humanité, comme il ressort du verset 110 de la famille Al-Imran. Cheikh Ibrahim Niass a fourni des efforts titanesques pour propager la foi islamique aux quatre coins du monde avec la détermination qu'on lui connaît. Comme le citait notre cher Cheikh Mohamed El-Amin tantôt, malade, âgé, mais plein d'enthousiasme, je sers une religion qui ne connaît pas la guerre. Quand on lui demandait quelle était sa devise, il répondait, ma devise c'est de fournir tous les efforts possibles et se fier à Allah quant à l'issue de l'enjeu. Telle fut sa devise. Ce principe, il l'appliqua dans la da'wa, la mission qui fut sienne pendant plus d'une moitié de siècle. Et son succès fut éclatant, et même attesté par ceux-là qui ne se réclament guère de son école, comme Louis Mangin, qui était le directeur du bureau des affaires musulmanes pendant la période coloniale. Il écrit dans une note du 19 mai 1954, Cheikh Ibrahim Niass est en train de rassembler derrière lui les musulmans de tout l'Ouest africain, qu'il s'agisse de nouveaux convertis de la zone forestière et côtière, Nigeria, du sud-ouest, Gold Coast, et demain, d'après certains indices, la Côte d'Ivoire. En plus des tijanes de tradition du Sénégal, de la Mauritanie, du Fouta Djallon, du Soudan, du Niger, une partie de la Khadriya, du Nigeria. Fin de citation. Et dans une autre lettre adressée par Cheikh Ibrahim en 1959 à ses disciples, ses dignitaires parmi ses disciples en Mauritanie, il dit qu'il remercie Allah qui a guidé des millions de gens vers le tawhid par son appel. Un nombre élevé d'individus furent affiliés à la Tidjaniya à travers lui. Vous savez qu'il y a deux sortes de umma. Ummatul Da'wa, qui consiste aux individus qui doivent être appelés au salut de l'islam, et Ummatul Ittiba ou Ummatul Ijaba, qui concerne tous ceux qui ont déjà adhéré à la mission du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On voit que Cheikh Ibrahim a servi toutes ces deux ummas-là. Il a servi, quand il dit dans une de ses notes de voyage, laqantu alafan walan tu'adda kalimat at-tawhid fatul hadda, il dit qu'il a donné un nombre incommensurable de gens, à un nombre incommensurable de gens, la foi islamique. Ils ont attesté de l'unicité divine et de la véracité du message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à travers ses mains. Mais le nombre de gens qui a à travers lui ne peut pas être compté. Si on relit bien le Coran, on voit que le terme Ummah a été utilisé près de 63 fois ou 64 fois dans différents versets. Mais tous ces versets-là, on peut les regrouper. Déjà en commençant par quand le mot Ummah veut dire Muddatun min az-zaman. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Wala in akharna anhum al-'adaba ila ummatin ma'dudatin. Et si nous retardons pour eux le châtiment jusqu'à une période fixée. Ici, on voit que le mot Ummah veut dire un laps de temps. Mais Ummah aussi veut dire un groupe de gens. Walamma warada ma'a madyana wajada alayhi ummatan min an-nas yasquna ila akhir al-aya. Ummah peut aussi dire un guide, un imam bien guidé, une référence. Quand le Saint-Coran nous dit Inna Ibrahima kana umma, c'est le verset par lequel on a commencé notre séance d'aujourd'hui. Et enfin, umma veut dire, comme le cite le verset 22 de la sourate Zukhruf, Inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtaduna. Là aussi, c'est un autre sens du concept de umma. Donc c'est une notion qui est ambivalente. Cheikh Ibrahim a fait de la da'wa
sa mission. Il a dit qu'il a commencé cette mission-là en 1922, après le décès de son père. Et cette mission-là, il a transféré à ses fils de sang, mais aussi à ses enfants spirituels, à ses propres fils en partance vers l'Égypte, dans le but de poursuivre leurs études. Il s'adressait dans la lettre de mission qu'il leur remit de s'armer de science pour revenir bedonnant de diplômes, pour ensuite se mettre au service de la Oumma, de la nation et de l'humanité toute entière. Ainsi, nous voyons qu'être membre de la Oumma islamique ne veut pas dire discriminer, avoir une attitude discriminatoire envers ceux-là qui ne partagent pas notre religion. Si on se réfère à la charte de Médine, la Sahifa de Médine, on voit qu'il avait une cohabitation pacifique entre des gens qui appartenaient à des religions diverses. Son objectif, l'objectif principal de Cheikh Ibrahim est de servir la communauté du prophète Mohammed. ولمة قصدي فيهم أن أسوقهم إلى حضرة البر الرحيم إلهنا وتعلم هل في الخلق أحنا عليهم من الدهر مني والبعيد كما دنا. Mon but est de guider la Oumma vers la présence de notre Seigneur bon et tout miséricordieux. Il dit aussi que c'est par la loi exotérique, par la charia et par la lumière évidente que j'éduque les cheminants sans doute ni peine. Donc on peut parler de Shumouliya, de la da'wa de Cheikh Ibrahim, de l'universalité de l'appel de Cheikh Ibrahim radiallahu ta'ala anhu. Et Sidi Abu Hassan Shazili, Ibn Ajiba le cite dans son livre Kitab Mi'raj al-Tashawuf ila Haqa'iq al-Tasawuf qu'un pôle, un qutb doit avoir 15 signes distinctifs qu'il hérite du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À l'exemple de celui dont il est héritier, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui disait Innama ana rahmatun muhdad, je suis une miséricorde offerte à la création. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Je ne vous ai envoyé qu'en guise de miséricorde envers toute la création. Et ailleurs il dit bil mu'minina raoufur rahim, c'est-à-dire que cette miséricorde peut être générale comme il peut être particularisé et réservé aux musulmans tout seuls. À l'instar de son modèle et bien-aimé, le prosélytisme, la da'wa de Cheikh Ibrahim ne connaît pas de limite géographique, ni ne s'astreint à un seul groupement humain donné, ni à un groupe d'âge. Il le dit lui-même dans la Rihla Konakriya ففاض مني سره فلا أحد يقصدني ما عرف الله الصمد سواء الكبار والصغار قد قرب الحبيب والمزار سواء الذكران والنسوان سواء السعلوك والسلطان. Son appel a atteint toutes les races, toutes les ethnies. Cheikh Ibrahim dit que le jour du jugement dernier, il n'y aura plus de race, il n'y aura plus d'ethnie. Alhamdulillah, moi et mes disciples, nous avons déjà atteint ce stade-là avant le jour du jugement dernier. Et ça fait partie des aspects, de ces caractéristiques qui ont charmé plus d'un poète, à l'instar de Maram Tidjani Ousmane qui dit In kana situ na'am qutran fil mi'ati min as-sinina fa fuyuduhu anwaruhu fi aysari al-ayami amad sa'ir al-afaqi urban wa udman fil magharibi wal mashariqi qalladuhu li nourihi al-barraqi, pour mettre l'accent sur la diversité ethnique et raciale des disciples de Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu ta'ala anhu. Quelles sont les méthodes que Cheikh Ibrahim a utilisées dans son appel? Il le dit lui-même lors d'une interview qu'il a donnée à Oustaz Abdul Karim du journal Al-Bilad. Il dit que les principes généraux de l'appel, qu'ils soient destinés aux musulmans ou aux non-musulmans, sur la méthode qu'il utilise pour appeler les gens à l'islam, il décrit dans ses notes poétiques de voyage intitulées Tadhkiratu man Kanu, souvenir d'un voyage à Kanu, qu'elle consistait à haranguer les masses dans le but de leur faire désirer le paradis et à œuvrer dans le sentier qui y mène, mais aussi à les pousser à abhorrer l'enfer et à s'en éloigner par leurs actes. Mieux, pour Cheikh Ibrahim, il faut enseigner la religion à travers ses sources, que sont le Coran, les traditions prophétiques, l'histoire de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il faut utiliser tous les moyens normaux et possibles pour étendre le champ de la foi par un prosélytisme qui ignore tout répit et dont les succès éclatants, engrangés, quels qu'ils puissent être, n'amènent point à dormir sur ses lauriers. Il faut inculquer la gnose
la ma'rifat billahi aux disciples pour accroître leur foi, liyazdadu imanan ma'a imanihim, et planter le décor de la bienfaisance ou de l'ihsan dans leur tréfonds. L'on peut retrouver dans ce triptyque les 3 stations de la religion ou maqamatuddin salata qu'il a détaillé avec forte précision dans son épître à Sidi Omar ibn Malik, appelé Baye Omar Kouta. Si on relit bien les écrits de Cheikh Ibrahim, on voit que le concept de da'wa ainsi que ses synonymes reviennent maintes fois dans ses écrits. Le mot umma, le mot khalq, le mot wara, le mot qurun qui veut dire les siècles, les ères, anam qui veut dire les êtres aussi, thaqalayn qui veut dire les hommes et les djinns. Donc sa da'wa s'est étendue sur toute la création. Et ça, je peux énumérer quelques vers qui attestent de ce que je viens de dire. Quand il dit qasdi ihya sunnatil amini, uhyi tariq al-qawmi lil quruni. Mon objectif, c'est de revivifier la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de revivifier la voix des gens de Dieu. Ici, il a utilisé le mot qurun qui veut dire les siècles. Il dit aussi da'awtu rabbi an ya'umma hadi kull al-wara wa yahmaduna sa'i. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'étendre ma guidance à tous les êtres humains et qu'Allah soit satisfait de moi. Ailleurs, il dit qadar ilahu al-insa summa al-jinna li ta'ati wa qad adama al-manna. Il demande aussi à Allah d'étendre sa guidée aux hommes, aux êtres humains, mais aussi aux djinns. Il dit aussi inna khututi lil anami sa'adatun wa lam yashqa yawman man ra'ani wa khatiya. Mes écrits sont une bénédiction pour toute la création. Quiconque voit mes écrits ou bien me voit ne sera point voué à la damnation. Il dit aussi li yas'ada bi qarni wa nasli wa man dara sumati madal ana bi husni khitami. Il demande à ce que toutes les ères, tous les siècles soient sauvés par sa guidée. Et même ceux qui ne le connaissent que de nom soient sauvés du feu de l'enfer et obtiennent la félicité divine. Et donc, pour résumer, on peut dire que Allah a fait l'éloge de la Ummah. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Nous sommes la meilleure communauté donnée à l'humanité parce que nous enjoignons ce qui est bon et nous prohibons tout ce qui est mauvais. C'est ce qui fait le mérite de la Ummah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ces mérites-là, Cheikh Ibrahim les résume dans un vers seulement. C'est ce qu'on appelle, les savants de la rhétorique, de la balagha appellent le talwih. Sayati zamanun la yazalu wa ummati kama qala fi Isa sururun li hizbihi. Il résume 4 hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui fait l'éloge de sa communauté, non pas de la communauté première, mais de la communauté des temps derniers, qui seront aussi bons que ce qu'on appelle les sabiqoun, c'est-à-dire les prédécesseurs. Et ce vers est tellement marquant que Madame Tidjani Ousmane, que j'ai cité avant, le disait, il dit Dha waqtu barra wa hama hadis ummati kal matar fi awwali dal khayru aw fi akhiri. Il dit que, le prophète a dit que nul ne connaît quelle est la meilleure partie de ma communauté, les premières générations ou bien les dernières, car ils sont tous sur la voie droite. Grosso modo, c'est ce que j'avais écrit pour la leçon inaugurale. Je ne vais pas m'étendre outre mesure. Je vais redonner la parole au maître de cérémonie. Merci de votre attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلوات الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki jullit ñëpp ñu ngi leen di nuyu kilifa yi teew fii nga xam ne organisé jotaay bi jiital rais Ansaruddin Cheikh Mouhamadou Ibrahima Niass ak suñu rakk Cheikh Ahmed Boucar nga xam ne moom moo jiite symposium bi nga xam ne pour gën a yaatal waxi
gàmmu yi ak sóoraale ñi nga xam ne nangu bi yàlla nangu oote Mawlana Cheikh Ibrahim moo leen indi donte ñu ci bëri daanuñ dégg sax li ñuy wax. ñu ngi nuyu xudur bi yëpp ci bismil xalifa Cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahima Niass yadahu llah wa nasara mi nga xam ne ba Cheikh Mouhamadul Amin teewee mel na ni teew na mel na ni usra bi yëpp teew nañ ci mawdu bu am solo bi nga xam ne moom lañ ubbee nedewaat yi nga xam ne moom moo taxoon a jugtim gàmmu te ba tey loolu moo tax a jug gàmmu dégg bi nga xam ne moom la jiil bi dégg daawa bi rek moom lañ siyaaxaat ci siixa bi nga xam ne nii dana war a dëppoog jamono ji nga xam ne nii moom la ñuy dund daawa ilallahi tabaraka wa taala yàllaa ko santaane sant ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam udu ila sabili rabbika bilxikmati walmawizati alxasana wa jaadilhum billati hi ahsan oote jëm ci yàlla ci xikma lay amee ak waat gu rafet ak nit ki sax yaatug dënn bi nga xam ne moo koy may mu mën a wax ak kim déggoog ak kim déggut ak kim bokk ak pas-pas ak kim bokkut ak pas-pas moo tax duaat yi ku ci gën a mën a réussir pour àggale risalatu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mooy ku la gën a boole muwaasafaat melo yi nga xam ne moom la yonent bi nga xam ne moom mooy addaai ilallahi bi iznihi moom la boole woon ku la gën a boole ci muwaasafaat yooyu rek moo la gën a mën a àgg ci nit ñi ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam nañ ne dafa oote jëm ci yàlla waaye ci ndigal gu tukkee ci yàlla tabaraka wa taala digal tim umma bi ñi oote jëm ci yàlla ndax ku nekk rek war ngaa jotal li agsi ci sa loxo li yuballighu shahidal ghaiba la waxoon waaye xamal ñu nag ñan ñoo mën a enu daawa bi pour àggale ko fi mu war a àgg yaxmilu hada al ilma min kulli xalafin uduluhu yanfuuna anhu taxrif algaalina wa intixaal almubtilina wa tawil aljahilina ñi nga xam ne ñooy enu xam-xam bi muy xam-xam bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam oote nga xam ne yàlla dig na ko ne oote bi dana àgg fu nekk donte ñi weddi yàlla dañoo sib loolu moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ci xadis ne yàlla daf maa lemal suuf inna allaha zawali l arda xata raaytu mashariqaha wa magharibaha wa inna ummati la yablugu mulkuha ma zuwiya li yàlla daf maa lemal suuf ba ma gis penku bi ak sowu bi yépp maanaam yàlla war na ma àddina yépp ni mu tëdd teg ko ci suma kanam ma gis ko lim ma lemal noonu ba ma gis ko yépp suma nguuri xeet bi dana ci àgg te li muy wax mooy daawaam bi dana àgg foofu leen daawa boobu ñu ko fa war a àggale dañuy nekk ay góor ñi nga xam ne nii dafa am muwaasafaat yu mu leen melalee ne xam-xam bii ñu koy enu ci ñun mooy ñoo xam ne dañoo maandu nga xam ne danañ setal xam-xam bi ci dëngal gi ko ñenn ñi dëngal ak taawil bu yàqu bi nga xam ne ñenn ñaa ngi koy yàq ak ñi nga xam ne nii dañu réer maanaam faw mu am ñoo xam ne danañ am xam-xam bi danañ am maandute gi danañ am njub gi danañ am kóolute gi Cheikh Ibrahim nag ku nekk xam na ne yàlla may na ko najaax ci daawa bi nga xam ne nii moom la doon def mu nekk itteem bi nga xam ne
moom la gën a bëgg lu nekk ndax xam bim xam li nga xam ne moom la yàlla teg ci ndoddam yi looloo taxoon mu commencé oote fii mu nekk ci Kossy gu ndaw gi waaye boobu fekk na mu xam ne ooteem bi dana wër àddina bi yépp xasidaam bi nga xam ne moom la njëkk a def ci avion te tukkeem yépp nga xam ne dugg na avion yi dugg ci bateau yi dugg ci gaal yeeg lu nekk pour jotal daawa bi daf cee waxoon ne asiixu ila kulli lbilaadi laallani ara amali fi llaahi wa huwa kabiru danaa dox jëm ci dëkk yépp ngir xaj na ma am suma mébét ci yàlla te mébét bu rëy la te mébét bi mooy li mu waxoon ne bu ko yàlla joxoon ndigal pour mu soppandiku dana yëkkati itteem ci soppandiku lu may ci xol yi mooy gis rek ku mën a baax ku mën a def lislaam ku mën a dégg lislaam mu def ko ci yow li nga xam ne najaax bi nga xam ne yàlla may na ko ci oote ku nekk gis na ko ndax ooteem bi àgg na fu nekk ñi dégg làkkam ak ñi déggul làkkam waaye kuy seet da nga xam lim dajale ba loolu yëpp mu am ko ndax li jiitu mooy ne am na xam-xam bu wér wal abdu qad laqiya ayna al ilmi wa jaahu al iznu bi duni wahmi jaam bi dafa dajeeg jëmmi xam-xam waaye am na ndigal tim wa jaahu al iznu bi duni wahmi am na xam-xam am na ndigal ci joxe li nga xam ne moom la xam waaye am na volonté bi nga xam ne ba ko journaliste saoudi bi laajee ne ko yow lan mooy sa falsafa ci looy sukkandiku ci sa oote jëm ci yàlla mu ne ictimaadu ala allahi wa thiqatu almutlaqatu bilxaqi taala wa bazlu maa bazli aqsal jahdi fi adaa il waajib sukkandiku ci yàlla ak dëgërloo yàlla tabaraka wa taala dëgërlu yàlla bu mat sëkk boo xam ne li may def ci moom laa koy sukkandikoo waaye nag gannaaw bu yooyu yëpp amee damay lu ma mën effort lu ma mën pour joxe rek danaa ko def lu ma mën rek pour àggale nit ñi ci yàlla danaa ko def bu laajee nit ki nga xam ne nii maanaam jox ko xaalis may ko ba mu xam ne kii baax na xam ne kii baax na lu ko baaxal dafay seet li ko baaxal mooy lislaam li ko baaxal mooy tariqa bi li ko baaxal mooy yar bi nga xam ne moom la jëlee ci ay waajuram li ko baaxal mooy mishkaatu nubuwa bi nga xam ne nii ci lay leerloo loolu am na ñoo xam ne ci loolu rek lañ àgg pour mën a àgg ci yàlla waaye am na yaatu dënn bi nga xam ne samaaxatul qalb bi nga xam ne yàlla may na ko ba nga xam ne xajoo naa ku ne ànd ak ne terewut du xañ kenn war xaqam ci moom ndax li mu waxoon ne man xéem naa dama naw ku gëm yàlla ku nekk maanaam jullit bu nekk naw naa la waaye ni ma leen nawee mu ngi uutee ci kem ñoom niñ doonnoo ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon ñi war a tegu ca njolaxtaan ba daf leen a teg foofu waaye kenn tuutiwut ba àgg ci foo xam ne nii Cheikh Ibrahima jàpp ne yow nawle nga bu nit war a toog di wax ak yow ndax wal ummatu qasdi fihim an asuqahum ila hadrati al barri rahimi ilahina lam ca teg su ma itte ci umma bi ñoom ñëpp ummatu ijaaba ummatu daawa moo yóbbu leen ci pay yàlla bi waaye nag wa taalamu hal fi lxalqi ahna alayhim mumad dahri minni wal baidu kama dana ndax da nga gis ci mbindeef yi ku yërëmee mbindeef yi ni man ku soreek ku jege moo ci nekk ku soreek ku jege loolu dana indi ku sori ci deret ak ku jege ci deret ku soreek ku jege dana indi ku sori ci diine ak ku sori ku jege ci diine dana indi ku sori ci dëkk ak ku soriwul ci dëkk ku sori ci làkk ak ku soriwul ci làkk loolu nag yàlla daf ko may bi nga xamee ne la mu waxoon ci benn leetar bu mu bindoon yenn kubaraaw ci Mauritanie daf leen a wax ne wa ka annana nufixa fi suuri indana fa ida nufixa fi suuri fala ansaaba baynahum yawma idin wala yatasaaluun ñun dañoo mel ni yàlla wal na bufta bi ci ñun ba pare te yàlla wax na ne yawmal qiyaama bu ñu walee bufta bi askan yi amatul kuróor yi amatul néeg yi amatul dara amatul ndax ku gëm yàlla rek moo fa nekk bàyyi mu ne ñun dañoo considéré suñ bopp ne ñun dañoo wal bufta bi ci ñun ba pare li ñu walee bufta bi ci ñun ba pare moo ñu may ñu àgg ci farafadna al alwaana wal ahsaaba firaaran min qawlihi sallallahu alayhi wa sallam ayartahu bi ummihi innaka mru'un fiika jaahiliya yàlla bi mu ñu mayee ñu àgg ci
ñun gisatuñ couleur gisatuñ làkk xàmmeetuñ olof ak hausa ak américain ak ku mën a doon xàmmeetuñ ñoom ñëpp dañoo am place ci ñun ñooñu bi ñu amee place ci xolam bi am place ci ëttam bi loolu moo leen may ñooñu ñëpp mu am jaasibiye boo xam ne moo leen di xacc pour ñu uy si daawaam bi ndax kenn du ñëw yëg ne da ngaa tumuranke tey jii gàmmu soreegut waaye boo génnee léegi ci ëtt jumaa ji da nga gis làkk yu uute yu jugee ci barab yu uute ñoo xam ne kenn invité wu leen ku ci nekk mooy bind leetar di wax ne maa ngi ñaan digal ndax mën naa ñëw Medina moo toppatoo xaalisam moo toppatoo kiyam te lii ngeen di def sax nga xam ne itte la pour àggale message bi ci ñoom sax loolu xaaruñ ko woon ci seen ñëw waaye loolu li ko maye mooy gannaaw bu nga xamee ne Cheikh Ibrahim yàlla may na ko xam-xam bi may ko ndigal bi may ko volonté bi may ko xol bu yaatu boo xam ne ñëpp xaj nañ ci waaye may ko nag xabul bi nga xam ne moom la yàlla dimbale yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba diineem ji gën a tasaaroo diine yépp ndax moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo wax ne ma min nabiyin illa utiya ma misluhu amana bihi qawmuhu wa ana utiituhu waxyan wa arju an akuna aksarahum taabian amul benn yonentu lu may yàlla jox na ko loo xam ne aw nitam ci loolu lañ koy gëmee man dañ maa jox wax yu maanaam alquran bi moo tax ma yaakaar ne ñoom ñëpp maa leen di ëpp aw topp Cheikh Ibrahima loolu la donn yàlla defal ko xabul ci suuf ku ko gis bëgg ko ku ko dégg bëgg ko ku dégg waxam bëgg waxam ku gis soppandikoom bëgg soppandikoom ku gis kuy présenté ab yaram présentation bu wér da nga ko bëgg moo tax yàlla may ko loolu rek laa jëloon ay baat yu ndaw yoo xam ne bëgg naa ko taaliq ci conférence bi nga xam ne suñ mbokk suñ soppe Cheikh Ahmed Boucar def na ko ñu ngi koy ñaanal yàlla dawaam sadaadi wa najaax wa tawfiq di ñaanal yàlla ñi nga xam ne ñoo sos lii yëpp ak képp koo xam ne nii ñu ngi ci jàpp yàlla boole ñu dimbale ñun ñëpp gàmmu gi nga xam ne ñu ngi ci jëm yàlla kàttanal ñu ngi ñaanal alxalifa Cheikh Mouhamadul Mahi yàlla dëgëral ko dëgëral Cheikh Mouhamadul Amin nga xam ne moom mooy def gàmmu gi di ñaan yàlla tim dénkaane yi nga xam ne sëriñ bi nga koy dénkaane toujours di ci insister mooy nit ñi nañ sàmmanteeg yar bi nga xam ne nii gan ñi dañ koo soxla jamono Covid bii gën koo laaj bañ gàmmu ci jàmm génn ci jàmm ci gàmm goo xam ne ku nekk xam ne gàmmu taxaddi la yonent bi ëpp na ko ëppal nañu ko jaral nañu ko ndax Mawlana Cheikh Ibrahim loolu rek la ñuy jàngal nit ku nekk lam nàmp loolu rek lay gàll waaye barkeb yonent bi ak barkeb ki oote bi fii nii yàlla na feeñ ci gàmmu gi ba nit ñi ñëw ci jàmm dellu ci jàmm kenn du indiwaale Sénégal luy lor Sénégal kenn du ko indiwaale Medina luy lor Medina waaye kenn du fi jëlee lu lay lor ba waxtu wu nekk bu ñu ootee rek ku ñëwoon ren bu déwénee nga kontaan ci ñëw yàlla nañ ñu ko fekkee ay at yu bëri te gàmm gu nekk rek yàlla nañ ñu fekk ci mbir ma gën a baax ci zaahir ak ci baatin allahumma salli ala sayyidina muhammadin fatih lima ughliq الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر المقدار العظيم صلاة ترينا بها الإجابة عينا حينا في أنفسنا وفي أهالينا وذرياتنا وأصحابنا وخدامنا وأحبابنا وأنصارنا من حضر من الجميع وغاب وزدنا واعتنا وارفعنا ودافع عنا واحفظنا وسدد أمورنا وارح أبداننا وقلوبنا واجعل خير أيامنا يوم لقائك واسترنا بسترك الجميل وعاملنا بلطفك الجزيل وفضلك الجميل وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام